Niang lay dalal, directeur général fondateur du cabinet Afrique Émergence Conseil. Rendez-vous à 8 heures. Merci de votre fidélité. Très bonne journée. zimhum wa zalzilhum loolu daal Haj Babacar mu koy tëje incha allah yàlla dina ko suturaal ba pexe yooyu du yegsi ci moom wala bu naree yegsi ci ñoom tamit yàlla dina ko défendre ci pexe macha allah Haj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor. RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yee waa Sénégal. RFM Matin 7h40 docteur Papa Ndari Niang mooy sunu gan salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar Fall. ñu ngi lay gërëm ci nangoo waxtaan ak ñun naka laaj Ndiogou Diène nañu waxtaan ak yow ci mbas meek la mu làmbool ñàkk bi indi coow ñu fàttali ni médecin vétérinaire nga waaye itam da nga am yeneen xam-xam ci wàllu management ak ñoom seen. nga jiite sos itam cabinet bi ñuy wax Afrique Émergence Conseil docteur Papa Ndari Niang li ñu la bëgg a njëkk a laaj sax mooy ñàkk gi ak xeetu ñàkk bi ñuy wax AstraZeneca indi coow ci àddina am na réew yoo xam ne tàmbale woon nañ ko pikiir seen askan dakkal li nañ ko ajandi ko ba xool lu muy nuru ndax dafa am jafe-jafe yu ñu ne dañ ko seetlu ba léegi xameesul nag ba xam AstraZeneca gi moo ko waralam déet ay lumbu deret ñu ko ñàkk ba pare ñu seet ni seen biir yaram daa am ay lumbu deret yu ci formé wu mu am ñu mu tiital am ñu mu jaaxal am na ñu ni Sénégal war naa def ni ko France ak yeneen réew Italie ak ñoom seen defee maanaam ajandi AstraZeneca ginnaaw jot nañ ci tàmbali nañ ko piquer fii ci Sénégal waaye am nañu jàpp ni war nañ ko aj est-ce que loolu nga jàpp itam wala jarul tiit ni ko tubaab yi tiitee. waaw Babacar balaa may tontu ci loolu dama bëggoon d'abord massawu Sénégal yëpp ci lu ñu vivre mais également massawu GFM ci kas yu mu dund ci manifestation yi parce que dama bëgg insister à l'endroit des jeunes que GFM est un patrimoine national GFM Youssou Ndour moomatu ko Sénégal ko moom dama bëgg insister aussi pour que jeunes yi comprendre ne groupe de presse yépp dañ leen war a taxawu parce que bu presse amul woon démocratie du avancer donc à l'avenir ñaan ñu ko yàlla bëggatuñu sax ay manifestation am fi mais à l'avenir bu ñu yàq bu ñu laal ay groupe de presse maintenant pour tontu sa question AstraZeneca mi ngi indi ngandi problème au niveau de la communauté internationale Sénégal suñu médecins yi xarañ nañu dëggu nañu ci lu ñuy def am nañu xam-xam pour attester ne vaccin bi amul danger professeur Tandaka wax na ko mu ne tollooguñu ci valeur bi nga xamante ne quantité bi nga xamante ne 10 000 morts bi nga xamante ne mooy permettre ñu ne lii c'est danger war nañ ko arrêter mais ñun de bu doon ñun la dañuy dellu ginnaaw parce que fu France delloo ginnaaw France ñu ëpp moyen fuuf da ëpp ñu xam-xam seen docteurs yi gën ñu xarañ suñu docteurs yi Allemagne seen docteurs yi gën ñu xarañ suñu docteurs mais am nañu ay moyens yi nga xamante ne ñun amuñu ko ñoom ñu dellu ginnaaw y a des pays africains yu dellu ginnaaw démb RDC dellu na ginnaaw lu tax Sénégal war a dem ba mbëkk mur bi parce que professeur Tandaka lu mu wax peut-être que ñun mën nañu vacciner ak AstraZeneca 10 000 yu muy wax ne bu ñu fa yeggee mu nekk say critique 10 000 yooyu mën nañ ko am en terme de mortalité au Sénégal est-ce que ñun dañu war a accepter loolu pour man Sénégal warul pousser ay borom xam-xam lañu gis nañ ne parce que borom xam-xam mooy aussi kuy xool di gëstu di balancer teg balance am di équilibrer gis nañ ne am na mi ngi indi ay musiba même OMS que bien que OMS nee na ne amul lien mais man gëwuma loolu. OMS nee na nañu pikiru amul problème. mais gëwuma loolu parce que piqûre boobu mooy indi dee kon forcément piqûre boobu am na impact OMS nañu xoolaat lu ñu wax mënuñu positionner mënuñu proposer lu mel noonu alors que mi ngi rey parce que en réalité c'est vrai lu xew mooy mbas bi dafa ñëw di rey ñu bare ñu gaawantu étape yu ñuy def pour génne vaccin dañ ci tëb yu bare parce qu'il fallait que mu am une réponse très rapide yoon la mais léegi mi ngi vaccin yi ñu ngi wane ne en réalité parce que def ñu test yu waroon yëpp mi ngi wane ñu ngi wane seen bopp donc Sénégal
am na pour teg tànkam waxuñu ko mu supprimer AstraZeneca mais na ko génnee ci lot de vaccin yu muy utiliser Sinopharm bu mu jot bi en attendant parce que lenn du am de duñu nangu aussi nag ñuy juum bëgg pousser def vaccination je comprends la préoccupation des médecins bëgg nañu aar Sénégal mais bu ñu pousse cette idée là aar Sénégal ba lor Sénégal. mais est-ce que tamit comme ni ngay waxee su ne France ak Allemagne suspendre nañ rek réew yu bëri suspendre que Sénégal dafa war a suspendre parce que tamit réalité bokkul xëy na ni ko nit ñooñu bañ a ñàkk supporter fi mën nañ ko supporter situation yi bokkul réalité yi bokkul. ak yaram yi. waaw loolu am na mais est-ce que aujourd'hui Sénégal def na étude buy wane ne yaram yi bokkul ak réponse bu vaccin yi di am par rapport ak yeneen dëkk yi du benn ba mën a continuer loolu parce que loolu la ñu d'accord nañu de xam-xam science mooy mbir bi nga xamante ne contradiction mooy tax yëf yi avancé mooy tax yëf yi jëm kanam mooy tax yëf yi dëgër donc c'est bon ñu am cette échange contradictoire man awma benn position contraire ak tàndaxa mais ni avec les autorités sénégalaises en matière de santé mais dama bëgg rek ñu moytu ñu def attention parce que déjà sénégalais yi bëgguñu woon vacciné wu sensibiliser nañu ba tey ji toll nañu fi nga xamante ne sénégalais yi accepté nañu vaccin bi mais erreur bu ñu mënta def mooy vaccin bi commencé rey bu commencé rey ça va être la catastrophe parce que du ñu vacciné ti te bu ñu vacciné wul feebar bi daf ñuy rey bu ñu vacciné wul feebar bi daf ñuy rey donc nañu def attention nañu équilibrer les choses Sénégal wa na dëgg tànkam ci AstraZeneca xool ñeneen dëkk yi ñu utiliser Sinopharm bi nga xamante ne ci àddina bi amagul benn effet secondaire en attendant mbiru ci AstraZeneca di gën a leer. mais yaa ngi gën a jaxase xel yi de ndax wax nga ko nit ñi sawaruñ lool ci ñakku bu ñu tàmbali nag di laam-laamee ne ñakku sàngam am nay jafe-jafe dina gën a jafeel liggéeyu docteur yi ci ñaax ak woo askan wi ñu ñëw ñakku. waaw mais loolu man lu ma ci wax du jaxase. parce que yow lànk gi nga lànk AstraZeneca itam wanoonu benn xam-xam boo ci teg ne baaxul. non ñu dégg rek tëll. waaw xam nga est-ce que war nañu wax ni matt mi damm na. non la xew feneen est-ce que forcément war naa xew fii. non loolu laa wax comme xamuñu ndax mën na xew fii la prudence moo ñu war a pousser ñu def attention. loolu laa wax des arguments scientifiques tam am na ci solo lu koy wane firndeel ne carrément ne baaxul wala am nay effet lu scientifique loolu amagul. waaw loolu xam nga xëy na tàndaxa bu ne vaccin bi baax na tàndaxa na gaaw avec autorité yi ñu wanee ne lii moo tax ñu ne vaccin bi baax na amul benn danger pour Sénégal ñu mën a continuer bu fekkee ne loolu amul il faut absolument ñoom ñu tegg seen tànk ci vaccin boobu utiliser leneen loolu lañu wax. mais àddina amul benn vaccin bu fiable à 100%. waaw mais àddina bi il y a toujours une marge voilà. ok amul benn vaccin bu fiable à 100% mais am na vaccin yi nga xamante ne waneeguñu lu AstraZeneca rey ñoom waneeguñ ko donc aussi nañu balancer AstraZeneca mi ngi rey dégguñu vaccin Pfizer bi rey vaccin Pfizer bi africain mën ñu ko utiliser parce que condition de conservation yi c'est compliqué en Afrique mais vaccin chinois bi reyagul donc vaccin chinois bi dal na xel en attendant ñun loolu la ñuy wax bëgguñu jaxase xel sénégalais yi continuer leen gëm xare ñu suñuy médecins yi ak seen dëggu ci lu ñuy def dama koy insister man ci corps médical bi laa bokk docteur vétérinaire yi ci corps médical bi lañu bokk ñu chirurgien dentiste yi pharmaciens yi bokkee ci corps médical yi corps médical bi c'est pas seulement les médecins les paramédicaux ñun ñëpp ñoo bokk santé publique bi ñooy ak travailler pour santé publique ñun ñooy soldats santé bi du ñu dem mukk en opposition avec les médecins mais dañ leen di ñaax ñu bàyyi xel et puis ñu gën a dalal xelu nit ñi bu ko defee ba campagne de vaccination bi continuer parce que loolu rek moo ñu mën a muccal ci mbas bi. mais Sénégal docteur Tandaka wax na ko Tandaka ji li mu wax moo di ne officiellement ba fii amaguñu dara lu wane ne ñàkk na nit mu am jafe-jafe gannaaw bi ñu ko ñàkkee AstraZeneca kon loolu day wane ne ñoom li ñu jàpp moo di ne amagul kenn ko am problème gannaaw bu ñu ko AstraZeneca donc amul problème pour Sénégal. waaw kon nañu gën a bàyyi xel rek nañu soyons vigilants
mën nañ ko ne mais soit waaw sa kàddu yi changé na de sànq da nga ne nañ aj vaccin bi. man de man wuy ma yoon nga nii wuy ma nanu teey nanu vigilant. nañu vigilant man sama position mooy. kon génn nga ci ajum vaccin gi. non déglul ma wax la sama position mooy ma dellu si sama position mooy fu France taxawee Allemagne taxaw te ëpp ñu pexe ñun war nañ taxaw si AstraZeneca. mais loolu quand même loolu du wax quand même ñi dakkal nañ rek dañuy dakkal problème bi mooy comme que ñun feeñagul fenn officiellement amagul dara lu mu juru ci nit yu ñu gis waa kër docteur gis ko ñoom dañuy gis ne amul problème mën nañ continuer. waaw baax na nañu continuer mais ñun de wax nañu lu ñuy gis xam nga démb am na ñuy commencé wax Sénégal am na ku ñu vacciné muy réagir xamuñu nu mu demee bugguñu jaxase xelu nit ñi mais na suñu. mais dafa fekk tamit nit mën naa ñàkk coronavirus fekk am beneen tawat looloo yëngal ko c'est pas forcément ñàkk coronavirus bee ko def. voilà donc na médecin yi gaaw génne argument yu leen di permettre ñu ne AstraZeneca mën nañ ko continuer utiliser ñun même préoccupation la ñu am dañuy bëgg a aar sénégalais yi jàppale médecins yi moo ñu tax ñuy wax waxuñu encore une fois pour indi benn jafe-jafe indi benn jaxasoo suñu diggante médecins yi la ñuy jàppale mais dañuy bëgg ñu médecins yi ñu gaaw génne ay firnde ne ah AstraZeneca amul problème bu fekkee ne loolu am na y a pas de souci mais attention parce que fu France taxawee Allemagne taxaw yaa c'est quand même sérieux. waaw France Allemagne Italie boo leen limee ak ni àddina toll ci ay réew c'est l'infime minorité maanaam àddina téeméeri réew ak juróom fukk ak lu tegal la bu ñett wala ñeent taxawee ci AstraZeneca tekkiwul ni vaccin bi warees na caa tiit yenn tiit yi. waaw mais du France ak Allemagne kese am na Italie am na yeneen dëkk yu bari dëgg xam naa ko bu baax mais dama ni boo ko méngaleeg li des ci àddina loola xëy na warul tax rek ñëpp pëccëxoo te vaccin bi moom mënut a ñàkk faaw nit ñi ñàkku. faaw nit ñi ñàkku mais encore une fois de plus nañu def attention soyons vigilants loolu rek la ñuy wax. léegi lan nga jàpp ni moom la kilifa yi war a def rawatina jëmale ci askan bi wax leen ñoom seen. waaw ak campagne bi ni mu xawee jafe ci ñaax nit ñi ñu ñàkku. bu fekkee ni autorités yi am nañu suffisamment d'information pour firndeel ne vaccin bi amul danger nañu ñëwaat wax ak population yi sénégalais yi gëm nañu seen médecin comprendre gëm nañu seen médecin man lu may wax encore une fois mooy nañu firndeel ne vaccin bi amul danger pour les populations bu ko defee bu dee loolu la ñu dem mais war nañu mën a dëgg tànk tuuti xoolaat génne gëstu yooyu balaa ñuy continuer parce que encore une fois ñun ñëpp lu ñuy soxal mooy aar suñuy population aar Sénégal. mais pour li ñu waxoon sànq bu fekkee ne ba léegi ñoom gisaguñu cas boo xam te am na Sénégal cas bu avéré bu wér ne kii dañ ko ñàkk mu am problème ñoom li ñuy jàpp mooy dina rek foog ñu continuer parce que amul problème loolu lañu mën a jàpp ba gis leneen boo gisee leneen nga ne am na problème mais ba fii mën nañu wax ne Sénégal amul benn problème. waaw d'accord Sénégal amul benn problème mais encore une fois nañu moytu nañu bàyyi xel parce que vaccin bi mi ngi rey feneen nañu génne firnde ne vaccin bi. Sénégalais yi am nañu une capacité de résistance de réponse ba nga xamante ne du leen lor bu boobaa ñu continuer ko loolu rek lañ wax waxuñu dara li nga xamante ne day jaxase xelu Sénégalais yi wala daf ñuy boole leeg médecins yi ñun encore une fois ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk xeex bi pour mbas bi ñu ñuy gaawee vacciner Sénégalais yi pour ñu aar ko par rapport ak mbas bi ñun mooy suñu njëriñ parce que feebar bi day rey mais nañuy def attention loolu lañ wax. waaye am na tamit loo xam ne xam naa boo demee gars yi boo génne ci émission bi dañ ne yow docteur vétérinaire nga ana lu soyoon ci vaccin bu nuy jam nit ba nga ci indi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi itam est-ce que sa démarche c'est une démarche scientifique wax dëgg yàlla. waaw man docteur vétérinaire la damay faj ay bàyyi ma mais dañu jàng. lu ñuy defee vaccin ci nit dañ ko jàng ci bàyyi ma donc am nañu possibilité wax suñu gis-gis boo demee France mbas bi bu mu amee dañuy jël ay vétérinaire boole leen ci comité France mooy sa référence dafa mel ni déedéet dama lay wax rek awuma référence dama lay wax rek France dañuy jël ay vétérinaire dugal leen ci comité bi comprendre na pour que
ñu joxe seen xalaat parce que àddina bi léegi OMS dafa def fii defuñu ko. dafa def li nga xamante One ni Health. dañuy wax One Health. mooy benn wéegu yaram bi. bu nit ak bu mala yëpp benn la. bu ñëpp ak bépp mala bi benn parce que feebar yu bare yu am 75% daanaka sur ñeenti feebar yu am ñett yi ci bàyyi may lay jóge loolu moo tax ñun ñu jóg aussi di wax suñuy xalaat. jaay ñu fi xam-xam jëluñu place su médecin yi mais dañuy wax encore une fois lu ñuy wax ni c'est pour njariñu askan bi yëpp parce que ñun ñëpp encore une fois dañuy bëgg mbas bi génn Sénégal et donc xarañu suñu médecins yi kenn waxatu ko lu ñuy wax léegi mooy nañu bàyyi xel comme ni ñuy tiit di wax ci bitim réew nañuy bàyyi xel. mbas mi moom mi ngi fi te bu weesoo ñàkk bi noo gisee doxalinu kilifa yi couvre-feu bi ci Ndakaaru Kees bi nga xam ne àjjuma ci guddi lay jeex njiitu réew mi moo ko dogal gannaaw bi dëkk bi yëngoo fan yee jàpp nga ni lees war a def la ndax cas yi moom mi ngi fi ba léegi bakkan yi rot itam mi ngi wéy ba léegi démb rek bilan bi mi ngi wax 15 personnes fukki ak juróom yu ñàkk seen bakkanati ci coronavirus gi est-ce que mesure administrative yi ñuy waaj a jël noonu yu ñu war a jël la yolomal gi. waaw ñun gis nañ ne couvre-feu bi luñ ko yéegee de minuit à 5 heures du matin foofu autorités yi def nañ lu baax loolu lañu gis parce que ñi ñeen dañ doon wax ne mais est-ce que virus bi moom guddi lay génn ak yooyu parce que en réalité bu ñu at couvre-feu bi ñu heure yu ñu ko doon def c'était quand même des problèmes nit ñi bu ñu wàccee ngoon 4 heures buukante beeg yooyu pour ñibbi c'était des problèmes maintenant cas yaa ngi nekk di augmenter mortalité yaa ngi augmenter pour man sama gis-gis mooy 19 mars bi ñu war a arrêter état de catastrophe sanitaire dafa teel parce que cas yaa ngi continuer di augmenter xam nga li ñuy def yëpp dañ koy teg ci science pour wax données épidémiologiques yu ñu am yi ba tey jii permettre ñu wax ne war nañu lever état de catastrophe sanitaire bu am Sénégal na nit ñi continuer gën a fagaru respecter gestes barrières yi ak recommandation ministère de la santé parce que feebar bi jógee wu fi. kon yow àndoo ci lever état d'urgence sanitaire boobu parce que li nga wax moo di ne données yi ak situation bi ni muy évoluer war ñu ko din dañ ko war a bàyyi. état d'urgence sanitaire bi pour ñun c'est prématuré parce que encore une fois yéen a ngi gis chaque jour résultat yu ministère de la santé di génne cas yi wàññeekul dafay yokku nan la cas yi di yokkoo yow nga bëgg wàññi nga bëgg arrêté génn état de catastrophe sanitaire booy wax ne nañ si génn ça veut dire que yow dem nga bu maîtriser situation bi ba mu leer la ne tey jii même buy am ay cas yi dootul bari mais c'est pas le cas. mais xam nga état bi itam moom buy gérer day sóoraale lépp pour équilibrer France googu nga xam ne moom ngay tudd boo ak léegi sax ñoom bu borom xam-xam yi waxee nañu def ay confinement nag yooyu gouvernement France day hésiter ndax bañ a étouffer askan wi est-ce que mën nga nangul tam état bi mu yolomal ngir équilibrer ba nit ñi tam bañ a am ay métit yu ñuy yëg ba li fi xewoon fan yee di fi xew. d'accord nañu pour équilibrer loolu wax nañ ko il faut que économie bi daw parce que loolu moo ñuy dundal mais encore une fois bu ñu prononcer lever état de catastrophe sanitaire parce que mbas baa ngi fi ba tey et dara firndelu ne pour l'instant que mbas baa ngi génn ci dëkk bi cas yaa ngi wàññeeku donc ni ñu ko ne def état de catastrophe sanitaire pour montrer pour que nit ñi bañ a bàyyeeku wax ñu leen ne bu ñu liggéey mais nañu bàyyi état catastrophe sanitaire bi pour que nit ñi xam ne ba léegi feebar baa ngi fi que ñoom dañuy war a respecter mesures barrières yi vigilant parce que cas yi mi ngi yokku loolu lañu wax. ndax da ngay ragal buñ ko dindee mbir yi gën a jaxasoo situation catastrophique ndax nit ñi bu baax doon ñu sàmmonteeg mesures yi lu neex waaye def lay doon. non xam nga c'est psychologique affaire wu xel la mën nañ yaakaar ne comme génn nañ lii kon jàngoro bi jeex na ci dëkk bi et que donc mën naa def lu ma neex comprendre na foofu la ñuy waxee pour que Sénégalais autorités yi gën a insister auprès des populations que nañu ko ne respecter mesures barrières yi parce que feebar baa ngi rey feebar bi mi ngi rey cas yaa ngi fi ba tey cas yu wàññeekuwuñu. yow ñàkku AstraZeneca bi ñu dooree waxtaan wi nee nga nañ ci tey dañu bëggoon xam sax ba xam ñàkku nga faf boobaak léegi bi ñu tàmbalee campagne bi ci Sénégal. non ñàkkooguma de
amaguñu possibilité ñu ñàkkuñu. ndax lan dañ ni yéen fajkat yi yéen a jiitu. waaw mais Sénégal fajkat yu mu jiital mooy médecins yi ak paramédical ak personnel du soutien. waaw ñooñu la jiital ci corps médical bi. vétérinaire yi chirurgien dentiste yi pharmacien yi bokkaguñu man maa fi wax ne nañ leen ci boole parce que ci soldaaru santé lañ bokk. mais booleeguñ leen ci. jërëjëf docteur docteur Papa Ndari Niang médecin vétérinaire jiite itam li ñuy wax Afrique émergence conseil du cabinet buy joxe xalaatam ak xam-xam ci wàllu wér-gu-yaram ak niñ koy gérer ñu yendoog jàmm. jërëjëf Alaaji Ndiogou Diène jërëjëf Faty Dieng ak ñu mu toogal ba lëkk incha allah.